ay ca jërë ngeen jëf chers fidèles téléspectateurs de Xeweul TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen cëral te leen di wàcce seen wàccuwaay yu am solo yi tey nag mu mel ne yéen a ci seen biir émission ma société nag comme ni ma leen koy faral di waxee saa su nekk da ngeen koy am les lundis les mercredis et les samedis di ci ànd ak seen sista Dija Suubu Serigne Babacar Sy tey nag Xeweul TV defati déplacement bi am solo bi nga xamante ni daf koy faral di def saa su nekk ñu dugg si fii nga xamante ni mooy kër Issa mu dend ak loolu kamb yi macha allah ñu ñëw seet si ñi nga xamante ay décorateur événementiel lañ ku ñu gën koo xam ci Serigne Modou et son groupe kon nag sama caméraman su baaxee rek danga may daal di topp ñu dugg ci biir xool Serigne Modou ak waa groupe boobu nan lañu féetee. mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne yéen a safoo Xeweul TV seen télé de l'innovation ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon comme ni leen ko nuyu woon sànq avant ñuy dugg si nañ ci biir kër gi nag fekk fi ki nga xamante ne mooy Serigne Modou ak compagnon tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni mooy métier bi nga xamante ni ci lañu yëngu muy wàllum décoration événementielle la asalaamaaleykum Serigne Modou maa ngi lay ziar. maaleykum salaam Khadija ñi ngi lay ziar bu baax di nuyu mbokk yi nga xamante ni ñëpp ñi ngi seetaan Xeweul TV di leen jaajëfal di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex defal leen ko di nuyu tamit ñi nga xamante ni vraiment ñoom ñoo fi teew ñëpp nga xamante ni ñi ngi fi tey ji mooy groupe bi nga xam ñoom laa àndal tàmbalee ko ci ki nga xamante ni moom moo fi teew muy Njaxat nekk sama adjoint. waaw sëñ Modou jaajëf yow tamit maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la wàcc sa wàccuwaay sang bi it maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay soxna si comme ni ko sëñ Modou waxee rek moom mooy président mouvement travailleur de l'événementiel de Thiès man maa ci topp. am na aussi tamit ñoom mouvement bu ngand la quoi mbooloo bu am doole la ñu ngi leen di gërëm aussi tamit ci seen teewaay xam naa waxtaan bi dina neex incha allah. macha allah waxtaan bi day daal di neex lool ba daal di romb neex incha allah rabbi Serigne Modou damay daal di dellusiwaat rek ci yow. avant ñu dugg ci biir waxtaan bi di ci xóot damaa bëggoon a xam lan mooy métier ma décorateur événementiel. waaw loolu dinaa ci sawar pour tontu ci ndax. en général nit ki soo ko laajee loo xamante ni daf ko bëgg te mu maîtriser ko tamit dina ci mën a leeral travailleur événementiel lu vague la lu yaatu la loo xamante ni tey jii maanaam décoration ci biir la nekk ki nga xamante ni DJ la di animer mi ngi ci biir ki nga xamante ni dafa yor ay siège wala ay bâche di ko louer te sax du dem sur le terrain mi ngi ci biir ñi nga xamante ni tamit dañuy togg ci événement yi tamit ñi ngi ci biir. maanaam groupe la boo xamante ni dafa ëmb lu bare groupe boobu nag tey jii ñun ñoo booloo nekk fii Thiès toll ci 52 entreprises yoo xamante ni kenn ku ci nekk am ngay employé yu liggéey ci yow donc loolu mooy li nga ma laaj ci gàttal pour ma gàttal ko pour nga comprendre de travail l'événementiel loolu mooy li mu ëmb. sa naataango bi ñi nga xamante ne ñoo bokk moom plateau nga baal ma après rek fàttali ma tur bi. Njaxat Mbaye nga xamante ne yéen a bokk liggéey bi est-ce que yéen a ko door a door. bon man nag xam naa ne jàpp ma moom kañ la door mais man daal xam naa ne maa ngi ci dugg 2013. macha allah maa ngi ci dugg 2013. tàmbali woon ci mu xawoon a métti te yaakaar naa ne mbuub mi sax preuve la ci ndax boobu fa la ko fekk donc ñuy ñoo du jóg ba sama borom dogal tey jii maanaam ñu ciy sant bu baax daal. donc donte ne biñ ciy tàmbali sax man naa ne xëy na maa ngi Njaxat waruñu ciy soree trop biñ ciy tàmbali ñun ñëpp métier la woon boo xamante ni ñu bari bëgguñu ci woon nekk bëgguñu ko woon def en général ku ko sa doom masaan di bëgg a def sax da nga ko tere ndax da nga jàpp ne du métier bu am njariñ mais dem nañ ba tey jii kër goo dugg wala koñ boo dugg am na fa ay décorateur wala ñoo xam dañuy liggéey ci wàllum événementiel ñu fa dëkk ñoo xamante ni ñu ngi ciy jariñu di ci jariñ seen bopp di ci jariñ seen i waajur. macha allah loolu am na solo Njaxat yow it ma bëggoon a xam depuis kañ yaa ngi ci métier bi ak lu la ci dugal. waaw métier bi moom mën naa ni 2016 2017 laa ci dugg. à travers Ahmed. muy Ahmed Déco. moom aussi tamit ci mouvement bi la bokk. ci moom laa jaaree ba créer sama structure bopp muy Diamaguène Events. noonu laa ci duggee daal mu doon métier bu ma neex comme ni ko sëñ Modou waxee rek. doon na métier boo xam ni doonoon na ay temps koo ni moom ngay def. boobu dañ naan liggéeyu jigéen la ndax dafa xaw a ci féministe de trop. ñu liggéey jigéen la wala du liggéey wala kii mais léegi dem na ba nga xam ni koñ boo dugg am na décorateur ba pare doon na liggéey boo xam ni kii la day joxe emploi c'est-à-dire
yow mi nga xam ne yow yaay chef d'entreprise bi di nga mën a employer yow mi nga xam ne yaay chef d'entreprise bi di nga mën a employer au moins di nga am 11 personnes yoo xam ni yow yaa leen di jël di leen fay ñuy am seen teraanga ci biir entreprise bi. macha allah waaw. loolu am na solo monsieur Mbaye. monsieur Mbaye waaw damay daal di dellusiwaat rek yow ci tonton Modou ñu gis que ni ay décorateur événementiel ngeen. te depuis le 2 mars 2020 ba le 2 mars 2021 coronavirus bi mu ngi fii nii ci dëkk bi. loolu ban impact la def ci seen liggéey. waaw lu metti loo xamante ni tey jii pour nga expliquer ko nit sax dafay xaw a jafe tuuti ndax peut-être man su ma taxawee di wax ñi xam dëgg-dëgg danañ comprendre xëy na nekkuma woon ci événementiel kase ndax fekkoon na man naa ni dama yor entreprise di ci taxale mais ñi nga xamante ni ñoo nekk ci sama ginnaaw ñëpp tolloon ci 571 personnes ñoom ñëpp benn métier bi lañ amoon muy wàllum événementiel ci lañ doon yëngatu di ci xëy di ci wàcc donc tey jii nag impact bi nga xamante ni coronavirus bi def na ko dafa nekk loo xamante ni presque ñëpp la yóbbu en faillite ñëpp la rey carrément xam nga daaw bi ñuy génn ci télévision yi di kaas di wax donc doon def appel ci gouverneur bu Thiès préfet donc boobu fekkoon ñu tolloon ci mën naa ne di gars yi di sukuraat ndax période bi affaire bi am juste fekkoon ne gars yi jëloon yenn avance yi dem Dakar parce que ñun suñuy liggéey en général da ngay jot avance dem jënd matériel pour waajal loolu ngay jub si mooy événement yooyu ngay jub si te période bi ñu koy arrêté daaw nga xamante ne ñu ngi doon jub ci 4 avril bi donc dafa nekk période boo xamante ne période wu xew la woon yaa ngi dégg donc bi ñu ko arrêté nag gars yi bëree bëri avance yi ñu jëloon delloo nañ ko ñenn ñi jotoon nañ ko jënd matériel am na ñoo xamante ne matériel yi ñu jëndoon mënatuñ ko utiliser ba dañu mujj waat continuer waat di ko jaay mu nekk loo xamante ne lu metti la ci groupe bi nga xamante ni ñoo nekk ci at mën naa ne Sénégal sax di yëngu ci wàllum événement. macha allah loolu am na solo mu nekk ay jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund depuis ba coronavirus bi tàmbalee ba léegi monsieur Mbaye lii monsieur Seck wax yow loolu lan nga ci mën a dolli. waaw depuis le 2 mars ba tey comme ni ko sëñ Modou waxee ñi ciy liggéey ci événementiel ñëpp événementiel nag comme ni ko sëñ Modou waxee dafa vague toggkat bi muy luyeekatu chaise bi muy borom sonorisation bi kii luye bâche ki nga xam ni sax day ñëw moom main d'œuvre la lay defal mooy dooleem la lay jox sax ci la bokk ñoo ñëpp danoo impacté wu c'est-à-dire danoo mujj toog ndax ñun li ñuy liggéey rassemblement la laaj te rassemblement boobu comme moom la ñuy tere donc kon ñun duñ mën a mëne suñuy activité danoo mujj obligé aj suñuy jaaj ji comme ni ñu koy waxee dañ koo mujj aj teg lépp ci suuf toog di déglu mais dafa dem ba mujj gi ñuy souffrir quoi ndax da ngay am place louer place booy def say bagage louer place boo xam ni yow moom mooy lieu bi la nit ñi di fekk pour ku la soxla ndax aussi tamit dafa doon liggéey boo xam ne il faut nga crédible pour nit ñi mën laa fekk si certaines personnes yi mën laa fekki pour mën a am ak yow ay contact ndax aussi tamit nit moom li naan uude ni mu la gisee rek la lay ëwalee noonu la demee nga bëgg fay loolu fay sa place fay say employé loolu dafa mujj metti te yow la nga doon liggéey taxaw na da ngay mujj sonn loolu moom sonn nañ torop sax. ba tey damay daal di des foofu noonu. ngeen ni coronavirus bi li mu leen yàqal ci seen ay activité dafa bari lool. te aussi seen benn besoin fajuwul loolu nan ngeen koy dund ak seen famille. waaw xam nga famille bi nag moom ñu ngi leen di sant leen gërëm ndax ñu compréhensif la. ndax nit bu lay defal te bañalu la dara ba benn moment am lu ko téye nga teg ci sa bët ndax li ko téye ñëpp teg nañ ci seen bët du ci coobareem du ci sa coobare xëy na ndog-ndog bu dal ci suñu kaw la te ñu ciy sant yàlla bu wér ndax ñi làqu mënuñu koo nettali comme que ñun instant yi ñi ngi toog ba ci waxtaan kon sant yàlla la ñoom aussi tamit dox nañ ceeg compréhension charge yi malgré fam ne woon du fa jógee mais aussi tamit xaw naa wàññeeku tuuti mais nag sant yàlla rek ñu ngi def ak nin ko ni fa mu toll rek ñu ngi ciy def loolu di sant yàlla bu wér da ngay daal di teg foofu sa loxo rek maa ngi dikkaat ci yow monsieur Seck damay daal di ñëwaat ci yow comme li moo posé question monsieur Mbaye rek laa lay posé dama ni la activité yi nga xamante ne ngeen koy def ñu ngi gis ni depuis coronavirus bi ba tey doxul loolu nan ngeen koy dundee ci seen famille naam que bu liggéey amul xaalis du am te xaalis mooy faj ay besoins yu bëree bëri. waaw comme ni nga ko waxee sûrement xam nga man su may wax damay wax
toujours ci ñi nga xamante ñoo nekk ci sama ginnaaw du ma wax ndax sëñ Modou moo jàkkaaroog ak nit ñi di wax mais sëñ Modou dafay wax ndax dafa am ñu mu jiite te ñi mu jiite à chaque fois damay déggante ak ñoom xam li ñuy daj xam li ñuy jànkonteel tout récemment yàggul am na ci gars yi koo xamante ni dañuy daje ak moom te ki may wax ni kilifa la mu arrêté ma ni ma taxaw ñuy waxtaan mënuma saayam na mënuma mbir mi de war ngeen cee jug ne ma est-ce que xam nga ni dañ may waaj a génne luyaas sama kër ma ne ko xam mu ne ma wallaahi coupé nañ ma courant coupé ma ndox te loolu mosuma dal ba mu juddoo ba léegi beneen bi ci des mu ne ma actuellement nii may waxee yow dama jaaxle ba damay xëy di mene baru ji maçon laay def di xëy di fa am 2500 léeg-léeg ma am 3000 pour taqale yenn détails yi te koo xamante nii su ma saane xëy boo ko fëggee ne ko am na foofu 300000 mu yëkkati jox la su xëyee dem ba donc day xëy dem maçon ji ci kilifa doon yor ak njaboot donc di pour am lu mu taqale pour ñoom lu ñu dundee lu metti la côté boobu nag dafa am dafa yaatu xëy na moom laa dajal bëri na parce que ñoom ñëpp am nañ samay numéro damay waxtaan ak ñoom ni ñuy jokkoo ak man presque mën naa ni ñoom kenn ku ci nekk sax di nga jàpp ni man maa ngi solution bi ndax xëy na fuñ ma teg ba ñu ci bari seen i jafe-jafe ak seen i coono dama koy xam am na ñoo xamante ni dañuy jël seen matériel yi ñu amoon fonkoon ko mu nekk seen patrimoine mën naa ni ñu jël ko di ko jaayee ji ngir am lu ñu dunde lépp mi ngi ci biir te ñi ma lay wax nii dañu nekk ñoo xamante ni ay chef d'entreprise lañu pas seen employé man ñëwaguma ci employé bi ñëwaguma ci mais ay chef d'entreprise laay wax ñi nga xamante ne presque mën nañ presque 22 yaakaar naa 52 dama juum 52 yoo xamante ni ay kilifa lañu ñoo xamante ni ñoom la affaire bi gën a laal kon déjà xam nga li nga xamante ni li naan luy naanu yuur boo egsee ba ci loos faxas ko jot nga yaa ngi dégg donc loolu kon ñoom ña ca ginnaaw moom taxul may wax parce que tey ku mel ni man ak moom mi xëy na lu mu gàtt amoon nga 22 emplois yoo xamante ne ñu ngi liggéey ci yow ñii nekk ci zone bi ñii ne fii ñii ne fii ñii ne fii donc parce que boo fekkee am nga tour donc liggéey tamit tegu ci yoon nit ñi dañ la bëgg te liggéey la boo xamante ne liggéeyu groupe la te da ngay am weekend dana jot nga am 3 4 ba 5 programmes yoo xamante ni groupe moo ko war a liggéey kon faaw nga am mbooloo moo dajale ñoo xamante ni dañ lay jàppale des fois sax nga nekk ci dëkk bi di liggéey comme avant Covid bii ñëw muy metti ngay continuer di rayante ak say emploi di fay di gérer affaire yi ndànk-ndànk. macha allah rawatina nag Covid bi del si nag indi ñu beneen affaire daal. indi leen impact bu doy waar daal macha allah am na solo. su ma delloo ginnaaw tuuti dama dégg sànq monsieur Mbaye wax lu am importance mooy seen wàllum location. ak seen wàllu ay prêt bancaire yéen loolu naka ngeen koy gérer. waaw xam nga bu dee ñi fi defoon prêt. ndax bëri na ñu ma ci jokkool. bëri na ñu ma ci dégganteel. am na ñoo xamante ne fi mu toll banque da leen a xoj. yaa ngi dégg dëgg laa am na ñoo xamante ne banque dafa leen a xoj bu baax a baax. yaa ngi dégg am na ñoo xamante ni bon génn dëkk bi sax li ñu gën a bëgg parce que mënoo à chaque fois banque ñëw toroxal la ci benn affaire foofu it may lancer benn appel muy moo xam état la moo xam banquier yi la sans défense mais war nañ mën a compréhension war nañu mën a dawal compréhension ci ñi nga xamante ni dañoo nekk actuellement ci milieu événementiel parce que ki jël prêt rek nga arrêté liggéeyam kooku déjà soo la fayee rek jàppal ni benn bu mënu ko lebi te mënu ko sàcc te la muy xëy di taqale ji bu dee maçon lay def di taqale ji 3000 mënu ci fay prêt kon ñoom war nañ dawal compréhension foofu ci gars yi ñu xaw leen a yolomalal tuuti ba ñu tàmbalee liggéey su ko defee ñu continuer fay parce que man milieu bi gars yi di nekk ñëpp ay borom yu jom lañu loolu moo waroon banque am ci ñoom confiance di leen financer xaalis ñu doon ay borom yu jom parce que da ngay def financement jënd matériel pour liggéey di fay yaa ngi dégg kon nag côté boobu noonu loolu laa ciy wax bu dee ci côté place yi nga xamante ne dañ ko loué kenn ku ci ne am nga foo nekkoon di loué di fay foofu ñenn ñi amoon na ñoo xamante ne doon nañ leen muñal ci départ ba yaa ngi dégg mais nag biñ demee 3-4 mois vraiment ña leen joxoon dañ leen a génne ñeneen ñi ci des dañ leen a taxaw pour génn leen wa ilaa ñu fay ñeneen ñi ci des da ngay mujj jaay say bien pour fay place bi parce que bëggoo perte place bi ndax xamoo kañ lañuy liggéeyaat te boo perte place bi ñu tàmbalee liggéeyaat mën nga perte yenn clientèle bi nekkoon ci zone boobu loolu mooy crise bi nga xamante ne jamono jii may wax ak yow nii gars yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum événement dëkk nekk fii ci dëkk bi mi ngi leen sonal trop. macha allah loolu am na solo kon nag mbokk téléspectateurs yi ñun ñëpp ñoo ko daal di déggoo monsieur Mbaye. li nga xamante ni monsieur Seck wax na ko yow loolu lan nga ci mën a dolli. waaw li mu wax moom lépp dëgg la c'est-à-dire am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla
amul problème coow di jib ñi ngi ay gor lan seen suuf seen ngor rek lañuy doxee am ñoo xam ne da nga leen di gis carrément xam ne ñii ñi ngi souffrir ndax nit koo xam ne yow xamoo ñaan xamoo leb yow sa doole nga yaakaar ci ngay liggéey jënd sa matériel te tax ndax da ngay investir boo comme ñun ñi nga xam ne yor nañ entreprise yu xaw a mag quoi fii da ngay investir ay millions yoo xam ne da nga koy jëndee bagage def ci ay bagages yoo xam ne da nga koy teg pour mën a am dara pour di ci liggéey di ci fay say employé léegi yow nga dem ba benn moment liggéeyatoo bagage ya teg nekk fa boo xawee kii tuuti rek da ngay obligé yow jaay say bagage yoo xam ne boo ko jaayee bu reprendre tey nga war koo wutiwaat bon da ngay mujj yow day mujj sax day metti quoi mais nag sant yàlla rek sant yàlla ñun daal ñoo ngi nii jooytu woon noonu ko fi woo presse bi jooytu woon ko di ko jooytuwaat luñ ñu ci mën a dimbalee ñun waxuñu pour ñu dimbale ju may ñu xaalis déedéet bëgguñu affaire du problème da may xaalis xam nga lan nañ ñu bàyyi ñu liggéey ñun liggéey lañ bëgg liggéey lañ moom lañ xam yor na suñuy matériel yor ñoo xam ne ñun ay créeur d'emploi lan mu ngi noonu kon nag ñoo ko déggandoo nee na moom soxla ñu ku leen may xaalis mais dañu bëgg ñu jàppale leen bàyyi leen ñu delluwaat ci seen i liggéey di faj seen ay besoins macha allah damay daal di des foofu ba tey ak yow depuis boobu ba tey est-ce que état bi am na lu mu ci def wala mu am lu mu ci wane et tout yaa am gën a xam non pour te dire vrai depuis boobu ba tey amul benn acte buñ def bu jëm ci ñun boobu ñun les travailleurs de l'événementiel de Thiès amul benn si je dis Thiès c'est-à-dire Tivaouane bokk na ci région de Thiès laay wax quoi en grosso modo ñun ñëpp amul benn réaction bu ñu def bu jëm ci ñun amul bind nañ lettre envoyé ko gouverneur bind dem préfecture dem inspection du travail def fa aussi tamit suñu lettre bind nañ fi ñu war a bind mairie bi def nañ yóbbu nañ fa suñu lettre mais jusqu'à présent amul benn réaction bu ñu def ci ñun malgré réaction yooyu bu ñu ko defoon bu ñu ci defoon sax quel que soit alpha xamuñu réaction bi nu muy demee nan lay demee di nga ci mën sax yow boo mën ñi sa ginnaaw nga mën leen cee jàppale ñoom kat ñu mën a defi leneen ñu mën a necc leneen en attendant affaire bi mën a réglé waat pour ñu mën a dooraat suñuy liggéey ñi nga xam ni amoon nañ problème location mën a fay seeni location ñi nga xam ni am nañ problème mu dund mën cee dund en attendant ndax ñu mën a kii ndax ñun li ñuy liggéey rek ci leen mën a liggéey ñun pour am ci dara ndax ñun ñoo choisir métier boobu ñi ñuy wutalee solution yeneen métiers yi kenn ku ne ñun nañ ñu wutal solution. vraiment nee na nag ni ñuy wutalee solution métier yëpp donc ñoom tamit nañ leen gëstu wutal leen solution macha allah ndax ñoom xamuñu lu du liggéey damay des ak yow foofu tonton Seck. foofu noonu lu ci sa jàngat. waa xam nga foofu li ma ciy jàngat mooy que ni comme li mu wax sànq. ndax vraiment ci veille màggal Touba bi bu dee fii ci niveau Thiès xawoon nañoo yolomal tuuti bi ñu yolomalee li may wax moom mi seddale ci comme man dirigeant laa fi ma am ku ma contacter mu envoyé ñu ay tissus yi nga xamante ne ci la ñu war a liggéey pour yëngu ci maanaam ci la ñuy décorer donc moom mi day ñëw ci foofu dafa jël si lu bari donc bi loolu amee moom mu débloqué conteneur am yónnee ma tissus yi. parce que boobu xam naa ne gars yëpp seen bi ñu dencoon màgget na parce que loo denc 8 mois ci suñu façon tissu yi day yàqu xam nga ma contacté gars yëpp ñenn ñi jël nañ ñenn ñi ñëw nañ jël xëy na am na lu ñu dencoon fay xëy na sax ñu ci ëpp sax du ñoo jël téye mais gis nga bi ñu démarré 1 mois 2 mois ñu arrêté waat liggéey bi actuellement man sama jëmi bopp maa ngi yore benn matériel u jàmbur boo xamante ni mi ngi ci biir gars yi mi ngi ñu téye parce que liggéeyuñ am ñoo xam ne jotu ñoo dagg seen i tissu am ñoom dañoo dagg ñaw mais jotuñoo génn liggéey xam nga kon dèjà kooku mënutoo ko sonal ndax moom amoon na yaakaar ne kat bàyyi nañ ñu comme fi mu wax sànq loolu laay dëggal muy ñun soxlawuñu état di ñu dimbalee 100 francs soxlawuñu ceeb soxlawuñu diwlin soxlawuñu xaalis mais li ñu soxla mooy que ni maanaam ñoom ci boppam nañ ñu bàyyi ñu liggéey ànd ak nag digle yi nga xamante ni kër docteur santaane na ko ndax bi ñuy commencé ci veille màggal gi doon nañ tàmbali suñ demee suñ programme yi di bàyyi distance 1 mètre di joxe gel ci bâche yi di wax nit ñi ñu takk masque surtout ci mariage yi donc yooyu noonu ñu ngi doon sensibiliser nit ñi doon leen ko xamal kon déjà amoon na benn jeu boo xamante ñu ngi ko doon joué ci biir feebar bi donte ne rassemblement dëgg la mën na indi impact comme ni ko nit ñi mën na indi jafe-jafe mais toujours doon nañ ko sóoraale ndax tamit doon doxaale noo xamante ni danañ fexe ba suñu liggéey duñ ko yàq
mais dañoo demaat ba ci biir leneen dikkaat tegawaat suñ kaw entre couvre-feu bi xam nga interdiction nangam kërëb yooyu mooy li nga xamante ni moo ñu gën a sonalaat état dimbali na ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur yëpp ba mu des ñi nga xam ñoo yëngu ci wàllum événementiel sûrement nag état dafa am benn faiblesse muy borom làmmiñ bu rëy la gën a ragal ka ku noppi te xëy na ñun milieu bii ñu nekk ay ndonga daara rek ñoo ci nekk ay ndonga daara ci nekk ñoo xamante ni xëy na lu métti dañuy jéem a toog gérer ko duñ sànni xeer duñ génn du yuux ci mbedd yi duñ sàjj suñu sac mais nag li nga xamante ni moom xam na ko ci ñun xam na ni ñun actuellement toog nañ 1 an bougé wuñ fi ñu toog te am na ci ñoo xamante ni dimbali nañ leen dimbaliwaat leen te ay milliards lañ leen jox yaa ngi dégg te ñun xëy na li ñuy def muy koñ boo dem ñu jël fa lu mu tolloog 22 personnes di leen jàngal métier ñu yor seen yaay yor seen ñooñu defuñu ko kon dèjà am na ci loo xamante ni moom état bi muy dimbali ñooñu waroon naa gestu ñun ñi nga xamante dañoo nekk ci secteur bi nga xamante ni ñun ñëpp ñu ngi actuellement ci sukuraat. monsieur Seck ba tey damay des foofu noonu ci wàllum dimbal bi nga wax est-ce que état bi ba muy joxee dimbal comme par exemple ay ceeb ay diwlin est-ce que yéen bokku ngeen ci. loolu bokkuñu ci te def na ci ay jéego man dama part personnel bi ma koy def sax ñoom ñi ànduñu ci woon. ànduñu woon ci ni nan dem ci gouverneur préfet pour def suñu maanaam foofu sax ñu remercier gouverneur ndax recevoir na ma man ak sama benn collègue si Mamadou si ñu waxtaan wax dëgg fa yàlla mu dalal suñu xel it ci ni mën a dalal suñu xel diggoon nañu it waaye lam ñu diggoon it gisuñu ko waxoon nañ dañ leen bàyyi xel te yaakaar nañ ni lu fi njëkk a dugg dañ leen woo waxtaan ci ak yéen wala dañ leen woo def nii xëy na yéeneem la amoon waaye yéeneem jo sottiwut préfet dem nañ fa biñ dikkee secrétaire am lañ fa fekk indi suñu lettre di ko jox secrétaire bi ci boppam nañu ñu leeral ko mu lire lettre nañu da ngeen yëngu ci wàllum événementiel mu ne ñu ne ko waaw mu ne ñu préfet du leen recevoir ñu ne ko lu tax mu ne ñu Covid bi moo tax ñu ne ko mais ñun ñu ne Covid bi ñoo ànd te moom la fi état teg pour ñun kon dans les normes suñ dikkee soxla ko ñun war nañu mën a recevoir mu ne ñu ce que l'essentiel daal mooy xam naa ne du leen recevoir secrétaire moo ñu ko wax li may wax nii. boobu man maa ngi ànd ak Mamadou si jour boobu yaakaar naa da nga am tuuti retaan njaxat donc ñu jël lettre bi bàyyi fa mais boobaa léegi du woowuñu recevoir uñu même monsieur le maire Talla Sylla yóbbu nañ suñu lettre ba ci moom mais woowuñu recevoir uñu depuis loolu it comme am na te ñoom la fi yoon nguur teg ngir ñu dooleel ñu ñun wala ba ngir ñu ñuy geesu du ñu bàyyi xel xëy na ñoom xam nañ bu baax ñun maanaam njariñ bi ñu am ci dëkk bi ndax gouverneur bi ñu toogee wax nañu lu mel noonu xam nañu maanaam li ñuy joué ci dëkk bi comme xam nañ ñu ko nag xam nañ ko ba pare nag tànkam luñu amul problème ñun duñu xuloo duñu xeex duñu sànni xeer dañuy toog kuul rek wallaay ndeysaan loolu am na solo te loolu sax nag mooy daal di woon nekk wàllu gox monsieur Mbaye damay ñëwaat ci yow ci li nga xamante ni monsieur Seck loolu la wax yow loolu luñ ci mën a dolli. waaw gis nga autorité yooyu ñu seeti yow fa son lettre ñun ak ñoom mënuñoo dem sans ñun ndax ñoom événement bu am peut-être ni Covid bee tax rek mais événement bu am ñoom ñun la ñuy woo pour ñun ñu mën leen koo defaral ba mu rafet pour nit mën ku fa ñëw mën faa nekk ndax ñun ñooy def wàllu événementiel kon donc ñun ak ñoom ñoo nekk peut-être nag xëy na ñoom ñoo xam lan moo tax jàppale wuñ wala leen man daal li may wax c'est clair du problème da ay jox ñu kii nañ ñu bàyyi ñu liggéey nañ ñu jox wax yan solution la ñuy def pour ñu liggéey ndax ñi ñuy bàyyi xoolal ñëpp ñu ngi leen di wutal solution ñun gese lan toog ñu dañuy seetaan te ñun buñ ñu wutalul solution après ñun population bi ñoo ñuy wutal solution ndax population bi ñoom it aussi tamit dañuy xew de loolu leen mënti def dañuy xew te buñ defee appel à nous aussi tamit ñun dañuy dem liggéey ndax aussi tamit duñ toog aussi tamit mën a toog di souffrir noonu déedéet dañuy mujj obligé kon pëccëxoo bi amoon mooy amaat rek soit dañuy woo ni ñu yéen kat dee leen doxee nii ak nii ak nii ñu xam ne ñun kat nii charte yii la ñuy doxee ñu respecté ko à la lettre su fekkee mënuñ ñoo defal loolu ñu toog di xaar rek bis bu affaire reprendre ak condition yu mën a reprendre ñu ànd ak moom rek loolu kese mooy ñu ci gis am na solo te la des ca loxo borom bi subhanahu wa taala moo ëpp lépp macha allah monsieur Seck damay daal di ñëwaat si yéen ma gis que ni def ngeen 2 fois sortie fële nga xamante ni mooy seen télévision Sen TV ak yeneen i télé tamit donc pour état bi dimbali leen ndax autorité yi nga xam ne ñoo dëkkee diwaanu Thiès jot nañu leen a recevoir wala état bi tamit jot na ci cee jàpp. waaw xam nga mooy li ma la wax sànq. benn gouverneur bu Thiès moo ñu recevoir waxtaan ak ñun dalal suñu xel
ñeneen ñi ci des faale wuñu du monsieur le maire Talla Sylla du préfet maanaam gouverneur daal moom recevoir nañu te loolu dañ ko ci sant di ko gërëm ndax lu rëy la ci ñun mais ñeneen ñi ci des moom wax dëgg fa yàlla lijjanti wuñu ñu nit wax dëgg fa yàlla li ma wax rek ay góor lañu te ay ndongo daara lañ secteur la boo xamante ne mën naa ne ay ndongo daara ko seq dañan dal danañ teey waaye nag nañu xam ñoom ni li leen war ci ñun defuñu ko ñun duñ leen tàllal loxo sañ nañoo wax nag suñu devant ndax am nañ sañ-sañ ci réew mi ndax ay citoyen lañ waaye du mukk du sukk wala ñuy raam ci seen kanam. mais depuis daaw ba ngeen defee sortie à la télévision de Sen TV boobu ba tey tamit kenn gëstu leen. ba tey même chose. ba tey même chose après sortie bi ñu def télévision Sen TV bi ñu xëyee 2 jours xam nga 3 jours bon ci la ñu gouverneur convoqué ñu waxtaan ak moom donc loolu daal lañ ci am loo xamante ni xëy na ci moom am nañ ko ci du leneen nag voilà. Monsieur Mbaye, avec la continuité de la coronavirus de la coronavirus est-ce que mën nañu xam yan jafe-jafe ngeen di dundee ak seen ay employés. non jafe-jafe yu metti sax ndax aussi tamit nit ñun ay góor lan ndax mënoo yor doomu jàmbur mu ne ci yow di xëy di ñëw ci place ba ay waa këram yaakaar ni bu wàccee war na faa mën a indaale dara yow ngay dem ba mënatoo am loo xam ne yow mën nga koo jox ndax sama bopp ma la gënal du bañ naa la. ndax yow aussi tamit mënoo for as tuut ba koo yóbbu sa kër jox séddale leen ko yow toog croiser les bras dem di toog si da ngay mujj obligé nga dàqal nga arrêté leen ni leen kat ku ne na toog sa kër ndax mënoo leen ñu mënuñuy ñëw nga leen di téye te doo leen mën a jox dara ndax dara newu fi actuellement léegi da nga leen mujj obligé ni leen toog leen seen kër xam nga loolu léegi day mujj obligé da ngay mujj yow ay emploi employé yu bari ngay dàq yu bari. man fi mu ne employé ma amoon yëpp fi mu ne 2 personnes laa ci téye laa mujj téye sam place ba mënuma arrêté ñooñu ndax parfois nga am benn bëxër ñett boo xam ne mënoo ko wañ a dem dóori nga dem dóori ko ñëwaat am benn buy mais mënoo téye éléments yi nga yor yëpp ndax lan la fay as néew mënoo koo jël tamit séddale leen ko daal di toog aussi tamit mën nañu sant tamit ndax Covid bi tamit peut-être ubbil nañu yeneen porte yoo xam ne ñun aussi tamit war nañoo mën a xalaat di def yeneen activité yu dul yam ci événementiel kese Covid bi moom jàngal nañu ko lu bëree bari ñu ci sant aussi tamit employé daal moom ni gëmakaay maa ngi leen di siyaar waaye metti na trop ñun ñëpp gëm naa ni ma wàññee ma nit noonu la sama gaay yëpp wàññee. kon nag bu ko defee employé tamit nag da ngeen di dawalaat tuuti compréhension si nga xamante ne ñooy seen i njiit ñi nga xamante ne ñoo leen xawee niveau monsieur Seck dama ñëwaat ak yow ci même question bi nga xamante ni moom laa koy posé monsieur Mbaye yow loolu lu ci sa gis-gis. waaw loolu muy wax xam nga employé yi ñoom seenub dem du patron bi dafa ñàkk maanaam dafa ñàkk kóllëre mais jamono moo tollu foofu ñoom it seenub dem pour defi ji leneen du dañoo ñàkk kóllëre ndax kenn ku ci nekk maanaam noo def ba dund ngay wër ndax tey jii moom muy keneen amaana place ba ngay fay tëj ko di ko fay feneen ngay dem xare ji fa mat pour ñëw fay ko am ñoo xamante ni mars ban tëjee daaw ba tey ubbi wuñu man mi mars daaw ba tey 2 mois laa fi ubbi muy fee màggal Touba diggante màggal ak gàmmu laa fi ubbi fermé waat sama place te chaque weer damay fay yaa ngi dégg mais am na ñoo xamante ni nag amuñu luñ lekk bay fay amuñu luñ maanaam jënde daal bay fay yaa ngi dégg kon loolu mooy ñooñu mooy ñi ci ëpp parce que 571 personnes ñi ci mën a fay seen place jamono ji may waxee yow matuñu safula 52 personnes ñi ci mën a fay seen place jamono ji may waxee yow matuñu 5 personnes wala boog duñu àgg 10 kon déjà am na benn faay bu mag a mag boo xamante ni am na ci côté boobu loo xamante ni pour ñu dabalaat ko pour ñu dabwaat ko day metti beneen bi ci des mooy matériel bi ngay liggéeyee nga génn nawetu daaw donc mu taw guus nga denc ko kooku boo ko génnee mënatoo cee liggéey sooy reprendre zéro ngay commencé waat fi mu toll kenn ku ci nekk ci ñun booy reprendre zéro ngay reprendre parce que li nga jëndoon ci matériel ci lu mel ni tissu yi yenn détails yi dafay yàqu mënatoo parce que dafay guus moom mi xam na li may wax te mënoo foo toll nag war a xëy wuti ñaar fukk yoo lekk di génn say tissu di weer ci ay ligne ñun suñ tissu yi ni ñuy toll di weer ci ligne fa ne nga bëgg koo tàllal parce que loo xamante ni dafa guus daaw ca nawet ba soo ko génnee mu yàqu loolu mooy sababu bi ñuy jub màggal Touba entre gàmmu gi ma indi woon yenn tissu yi pour ñoom ñu mën ci kii daal far yàlla def affaire bi dikkaat
donc mu gën a métti daal vraiment. macha allah mu gën a métti. mais damay dellusiwaat ci ginnaaw ak waa banque ak waa banque yi est-ce que des fois du leen ci faral di am ay problème. waaw xam nga ñi nga xamante ne defoon nañ problème du ma la nëbb am nañ problème ndax man faaw damay xam lépp ndax bon ñenn ñi mooy li ma la wax sànq dañuy jàpp ne man solution laa ci des fois ma woo kenn ñuy waxtaan mais am nañ ngandi problème déggoo ma ne la ñu bari jaay nañu seen lu daan jar 500000 nga jaayee ko 100000 ndax fay banque lu boo amoon terrain ca àll ba wanteer nga ko ndax bëggoo banque di la toroxal da ngay toog sa kër war a lekk. kenn ku ci nekk doon nga investir ci benn affaire bu am solo ñun ñii yëpp li ma wax moom xam na ko kenn ku ci nekk doon nga investir boo ko say natt yeneen ak yeneen parce que dañoo nekk ci secteur boo xamante ni am dara. métti na liggéey bi métti la mais soo góorgóorlu liggéey di nga am dara te liggéey bi dafa am solo goo xamante ni tey xëy na ñi ko mujjee taaw dafa am niveau bu ñu ko yëgalaat ba mu amaat valeur bu baax a baax kon dafa am loo xamante ni nag état moo ci war a dugal loxoom xam ne kat gars yi loof nañu mu bàyyi ñun mooy li ma wax sànq rek soxlawuñ ko ñuy sarax ku ñuy may. mais nañu bàyyi ñu liggéey respecter mesures barrières yi xam nga sensibiliser nit ñi comme ni ñu ko doon defee ci départ bi donc loolu la daal. léegi mu mel ne que ni waa Rési ñun ñuy xamal que ni temps bi ñu amoon jeex na. avant may quitter ak yéen dama bëggoon a xam rek bu nga xamante ni am ngeen message bu ngeen di jàllale ci état bi wala ci autorité yi lan lay daal di doon. waaw loolu mooy li ñuy wax sànq. muy moom na xam ni ñun ñëpp la boole njaboote waaye. bu mbir mi am par parloo nag mooy dimbali naa Jean damay bàyyi Paul te Jean ak Paul yëpp nga boole leen jur te Paul nekk ci diggante bu métti di sukuraat Jean napp la yuuxu rek nga dimbali ko kon dafa mel ni borom làmmiñ wu rëy ngay gën a mën a dimbali ki nga xam ne dafa toog di waaj a faatu kon loolu moom état na xam ni ñun li ma wax ay ndonga daara lañu te dafa am lu ñu gëm toujours yar la ñuy jiital suñu lépp. waaye suñ cell gi nag du suñu nelaw du suñu yambare it waaye nag dañoo bëgg mu xam ni ñun dafa am lu ñu war te toll nañ ci point boo xam ni mu bàyyi ñu libre liggéey respecté ko comme ni ma wax sànq mesure barrière yi mu ëpp solo leneen ci ñun ndax vraiment affaire bi metti na lool ci gars yi metti na trop sax ni ma wax yow nii metti na trop donc gars yaa ngi toog liggéeyuñ xam nga ñi ngi am ay problème luyaas ñi ngi am problème courant am problème ndox xam nga ñu leen di toroxal ci seen i kër banque di ñëw seen i kër di leen sonal di leen toroxal di leen ñàkkal fayda chaque fois mu nekk lu métti lu ñu dund kon nag moom xam na li mu war a def parce que tamit mooy buñ politiser wul lépp rek moom xam na li mu war a def xam na li ko war kon na bàyyi gars yi ñu liggéey daal vraiment. monsieur Mbaye. waaw man li ma ciy wax moom leer la. te aussi tamit lan ngay ñaax sa mbokku dékawataay yi. waaw avant tout li may wax moom mooy. ñun léegi dootuñu benn nit wala kii mbooloo lan. ndax lii day naa la Covid bi jàngal nañu lu bari. jàngal nañu ñu mën a doon benn say. te benn say boobu ñun Thiès gii lañ dëkk. li may wax autorité Thiès yi laa koy wax ñu dégg ko ñun ñëpp ñun ñàkkuñu fayda dugguñu ci ay kii naka sa xandang déedéet ñun nit ñuy soxlaa noonu lañ leen di soxlaa. te aussi tamit ñun mbooloo lan duñ benn nit duñ ñaari nit te mbooloo mu ne am na mbooloo boo représenté benn nit booy xeeb am na seen kër ñoo xam ne mën na kaa convaincre ñu la mën a jàppale ci kii ñun ñaanuñu leen ceeb ñaanuñu leen dëwlin ñaanuñu leen dara mais yëg nit dafa xam nga nit sax nekk ci problème nga ñëw sax réconforté ko soulager ko dafa sax yokk dompat sax ci sot la bokk mais nga toog seetaan ok amul problème ñoom ñëpp ñun ñooy nekkandoo sur le terrain nee naa la muy gouverneur ak préfet ak monsieur le maire yi nekk Thiès ak ñëpp ñun ak ñoom ñooy taseendoo ndax ñun la ni ñoom ñoo ñuy woo pour ñu ñëw liggéeyal leen kon ñun ak ñoom bokk xamante nan mais ñun aussi tamit am nañ benn doole boo xam ni léegi kun bëgg a waxtaanal mën na noo waxtaan ak moom. Macha Allah loolu am na solo. appel bi may lancé nag ci sama mbokku décorateur yi muy sama mag yeeg sama morom yeeg sama raq yeeg ñi ci nekk ñëpp mooy lu nu muñoon nañ gën a muñ ndax fi mu ne muñ kese moo fi sës nañ muñ te bu jaral kenn nga jaay sa ngor ndax fi mu ne boo jaayee sa ngor bu affaire bi reprendre tee da ngay mujj rus rek te jaru ko te ñun xam nañ liñ yor xam nañ li métier bi ñu yor lan la xëy na ku xamul rek moo xam mais ñun buñ ci dee liggéey buñ ci nekkee di liggéey borom salaire u 500000 faalewul la pour ñu waxante dëgg rek faalewul la
ndax lu ñuy liggéey la ci benn weekend wala kii kon kooku faalewul kooku kon am na loo xam ne aussi tamit ñu gën a yokk muñ yéenante jàmm ñaanalante yàlla na yàlla defal jàmm daal yàlla na yàlla defal jàmm. yow dina laaj est-ce que yaa ngi seetaan seen télévision bi di Xeweul TV la chaîne de l'innovation. waaw maa ngi koy seetaan d'ailleurs sax je crois seen jour Saint-Valentin bi sam benn élément ci bi moo leen defalaloon fond bi. macha allah waaw kooku ci man la nekk. jàmm ngeen event la nekk waaw moom ci man la ne sama employé la ci man lay liggéeyee. maa ngi leen di seetaan maa ngi leen di suivre. télé bi daal yàlla na jëm ca kanam suñu télé la. télé askan wi la télé waa Thiès la na ci autorité yëpp ñëw jàpp aussi tamit dooleel ko télé yi nekk Thiès autorités yi dañ leen war a jàppale pour ñu am dooleel leen ñu dem ca kanam waa Dakar ni ñuy suqalee waa Dakar ñun waa Thiès nañu autorités yi ñëw su dooleel ñu mën a ndax ñun fii waaye am na fi ay boromi xel a ngi fi boromi doolee ngi fi ñoo xam ni carrément boo leen tegee fi nga leen war a teg ñu defalal la lu mucc ayib télé bi daal ca kaw ca yàlla na dem ca kaw ca kanam. waaye kontaan naa yàlla def jàmm yow tamit yàlla na sa jàmm yàgg. amiin ñuy joxe dig daje rek peut-être dinañ mën a tasewaat quelque part. incha allah ay ca monsieur Seck mu ngi noonu. waaw comme ni mu ko waxee rek. muy ñuy sant bu baax a baax vraiment may jiital ci sant bi tamit ñi nga xamante ni. ndax comme li mu wax sànq muy mbooloo lañ mu am doole. ndax fi mu toll nii mën naa ne national lañ. ci maanaam Sénégal gépp la. ndax am na benn groupe bu tudd Ines. bërki démb ñëw nañ fi ba am ay interview yu ñu doon def ci man donc ñoom it ma leen di nuyu tous les membres Ines ndax ñun ñëpp ci lañ bokk te mën naa ñoom ñoo ñu coiffé ñun ndax Ines international la donc tey ci wàllum événementiel rek ci la ñuy liggéey ñoom it ci nii ñuy def nii ñoom it ñu ngi ci vraiment di def ay jéego ngir état gestuñu daal ñu leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm président Gana Gueye di sant groupe bi nga xamante ni mooy l'événementiel de Thiès te nekk fii ci diwaan bi donc groupe bi ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp di ñaan suñu borom dafa ñu tawféex di dooleewaat di encourager rek di wax gars yi ñu doolee muñ ndax damay wax des fois ne Olof Ndiaye dafa am wax bu mu wax boo xam ni sax des fois mu xaw a dañ muy ko goree da ngaa góor ci dara mais gars yi góoruñu ci dara te waaye ñi nga ànd ak suñu ngor ba tey waaw ñi nga ànd ak suñu ngor di muñ kon nag état ñu ngi koy ñaan mu bàyyiwaat ñu xel mooy li Njaxate wax ñun soxlawuñu ceeb diwlin soxlawuñu xaalis mais nañu bàyyi ñu liggéey loolu mooy li wér parce que ñu ngi souffrir gars yi dee nañ sax souffrir uñ ñenn ñi ñoo souffrir rek mais gars yi dee nañ bi yàgg a yàgg vraiment léegi lan nga mën a teg ci seen télévision Xeweul TV waaw bala ma wax Xeweul TV may sant tamit sama groupe waa Subaan Déco di leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm ay xale lañ ñoo xamante ni vraiment ñu ma sopp lañu Xeweul TV ñuy rafetlu liggéey bi des fois liñ koy seetaan fii bëri na sama soxna yi li nga koy seetaan bëri na en général boo ñëwee télé bee ci biti lu ci bëri moom nga fekk ñu koy jàpp donc ñuy rafetlu émission yi di leen jaajëfal ci liggéey bi macha allah ànd naag maanaam ni maanaam jaar na fi mu war a jaar daal donc di wax it comme li Njaxate wax autorités yi nekk Thiès télévision yi nga xamante ni ñoo tàmbali nekk Thiès ñoom ñoo ko mën a dooleel ba mu raw yi nekk Dakar parce que tamit li baax lépp Thiès la nekk tey artistes yi gën a aay ci wàllum théâtre Thiès la ñu nekk décorateurs yi gën a aay Thiès la ñu nekk bien vrai que bu ñu waxee mën nañ tudd benn structure Dakar ne moo ëpp doole mais doole bokkut ak aay ñun bu ñu demee Dakar liggéey fa waa Dakar dañuy xool li ñuy liggéey ñoom ña fa ne dañuy tourné di xool li ñuy liggéey di ko seetaan ndax daf leen di yéem ndax ñun aar la ñuy def ñun aar la ñuy def kon xëy na li gën a gaa kii ci wàllum aar côté bépp Thiès la nekk kon nag jërëjëf Serigne Modou Seck ñu leen di jaajëfal bu baax a baax doon am mbégte contentement fekk si leen fi nga xamante ne fi ngeen dëkkee ñu ñëw ngeen teel ñu recevoir ñu dalal ñu ci anam bu mucc ayib macha allah di jaajëfal bu baax a baax nag équipe technique bi nga xamante ni ñoom laa àndaloon ku ci mel ni Ndeye Diiti Ndiaye madame Thiaw di ko jaajëfal bu baax a baax di ko rebéggee encore une fois di jaajëfal sama réalisateur tonton Pape Mboup borom xolu jamaa bi di ko kontaanee noonu rek lay daal di duggee ba Xeweul TV ziar nga xamante ni mooy suñu directeur monsieur Ousmane Sow di ko kontaanee di jaajëfal aussi la directrice madame Diouf moom it di ko gërëm bu baax a baax di nuyu la PDG di nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Buri la maquilleuse waaye nag Ndeye Diiti Ndiaye tey dama def ay tresses tubaabe te sama coiffeuse moo fi jaax muy Mame Fatou Diak madame Thiam di ko jaajëfal bu baax a baax di ko remercier di ko wax macha allah létt yi rafet na di remercier aussi tamit sama accompagnant di Ndeye Sadio sama rakki xal di leen jox rek dig daje rek ba beneen yoon incha allah.